salaamaaleykum maa ngi tudd Salam Niang dëkk Dieuppeul 2 waaw tey dañoo am bés bu rëy bésu inauguration jardin Dieuppeul 2 synthétique bi ñu DG Ababacar Sadikh Bèye defal wax dëgg yàlla liñ ci war a wax bëri na bëri boo xamante ne jéggi na dayoo ndax ñun waa Dieuppeul 2 muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen ñëpp kontaan nañ ci bijou bi ñu may Dieuppeul 2 di merci DG Port bés bii bés boo xamante ne l'histoire retiendra la bés bu rëy la bés boo xamante ne doot ñu ko fàtteti histoire la kon DG ñu ngi lay ñaanal nga am jàmm am salaam wax dëgg yàlla ni nga mel ci commune bi dëgg yàlla bu ñu sañoon yàlla jàpp ci bu baax a baax ndax tey jii xol yi fees na ba nga xamante ne la nga war a wax sax lépp xamoo ko ndax wax dëgg yàlla yaa gën suñu commune yaa ngi defal li nga xamante ne kenn mësuñu koo defal yaa ngi jàppale nit ñi ci liggéey yaa ngi jàppale nit ñi ci financement yi jumaa yi yaa ngi ciy jàpp église yi yaa ngi ciy jàpp jàkk yi màggal tabaski bawuñu dara te lépp lu ñu defal lu ne ñun gis nañ ko te ñu ngi sa ginnaaw 100% ci commune bi di woo nag jeunesse bi ñëpp dafa jot ñu jàppale nit kii di Ababacar Sadikh Bèye ndax ñëpp buñ meloon ni moom Sénégal dina jëm kanam Dieuppeul di merci DG jërëjëf. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim di sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur yi di kontaan ci suñu inauguration bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene def ci terrain bi tey jii ñun waa Dieuppeul ñun ñëpp dañoo kontaan dañoo bëgg ndax bi suñuy waajur yi di wut kër yi dañoo wutaloon terrain boo xamante ni ci la ñu doon nekk di fo ba yàlla def terrain bi yàqu ku ñuy wax Ababacar Sadikh Bèye di DG Port nekk ci biir commune bi xam ni suñu terrain bi yàqu na mu ñëw defar ñu ko ngir suñu njaboot kon dañ koy sant yàlla bu baax a baax di ko ñaanal di kontaan tey suñu bétu mbégte la tey dañoo kontaan dañoo bég ci Ababacar Sadikh Bèye di ko ñaanal yàlla guddal fanam bàyyi ko ci kanamu njabootam di wan ne daal tey suñu doom yeeg suñu sët yeeg suñu ñëpp a kontaan ñu ngi nii di leen seetaan ñu ñëw di def tournoi tey mbégte bi ñu am moom am na fu mu commencé mais amul fu mu terminé waaw di sant yàlla bu baax a baax ba ngoon incha allah merci. Je me présente El Hadj Alpha Ndiaye, ancien joueur de Bourguiba du championnat du Sénégal, le Port, le Yogo, la Jadac et le Duc. En fait, on est là aujourd'hui pour l'inauguration du terrain de Dieuppeul 2 qui nous a offert par le DG du Port, Ababacar Sadikh Bèye. wax dëgg yàlla di rafetlu encore initiative bi nga xam ne au moins tey wane na ne sport am lu facteur de développement la te defe naa kii di sport da ngay wax la jeunesse defe naa jeunesse moom mooy l'avenir de demain lii nag dañuy wane ni que maintenant au lieu bon ñuy xool ci passé léegi lii moo nekk suñu kanam li nga xam ne au moins pour maintenir ko on est en train de faire communauté de gestion. ñu ngi ciy xalaat au moins comment luñ koy organiser pour ñun ñëpp mën ci gis seen bopp muy jigéen ñi di xale yi di mag ñi kon ça veut dire que loolu symbiose bi nga xam ne au moins à l'avenir dinañu amal njëriñ te def naa nit looy def lu ne te amul njëriñ rek amul sens kon damay delluwaat encore di remercier DG Port ci initiative bi nga xam ne au moins tey ñu bëri jaar nañ fi kon tey moom dafa bokk li nga xam ne Sénégal la il faut nit ñi xam tamit valeur bu mu yor. kon franchement parler mérite bi DG Port la ak commune Dieuppeul Derklé bi au fait te ñu xam ne tamit lii ñun ñëpp ñoo ko bokk commune bi moo ko bokk te def naa am message bi nga xam ne waru jóg message de ñu fédéré moo gën ñun ñëpp mën a gis seen bopp parce que bu ñu waxee Dieuppeul rek kon day indi benn couac waaw absolument parce que souvent dama ciy waxtaan ak ñu bëri ñu bañ a am amalgame bi nga xam ne au moins da ñenn ñi dañuy retiré wu bàyyi loolu te or que Dieuppeul la ñu wax ak Derklé kon ci loolu nag man laay gën a insister ñu mën a xam ne ni bien commun la bien commun nag kii di bien commun kon ñëpp a ci bor a wax seen xalaat ñu xool xalaat bu méngoog li nga xam ne ni daf ñuy jëmal kanam waaw du ñu xool Massamba du ñu xool Mademba parce que man mii di wax ak yow j'ai mon centre de formation je travaille avec pas mal de agents kon tey lii bu ñëwee fii nii suñu njëriñ la ñun ñëpp dañuy fexe tamit di yaatal xol yi di waxante dëgg parce que sport dëgg la lal
waaw man surtout ci loolu laay gën a véhiculer pour nit ñi xam ne ni moomeelu ñëpp ci am baat encore une fois loolu laa amul lu may wax encore di la remercier au fait merci beaucoup. salaamaaleykum man la Pape Makhtar ancien joueur ASC bi bon tout d'abord balaa maa tàmbalee damay remercier DG bi ñu defaral li nga xamante ne tey jii nii bu dul dara sax bokk nañ ci du ma ne Dakar rek mais Sénégal ñu fi am lii dafa bariwul ñu koy remercier bu baax a baax te duñ ci mës a jug mu nekk nit koo xamante ne wax dëgg yàlla koñ bi ñëpp rafetul nañ lim ñu may nii mu nekk mbir moo xamante ne moom mënuñu tollale suñu remerciement ci lii daal parce que tey ji mbir la boo xamante ne koñ bi xale yi dinañ ci jariñu mag ñi jariñu ci xam nga au moins mu créer quelques emplois xam nga waaw loo xamante ne moom luy jariñ koñ bi la daal kontaan nañ ci trop kontaan bu baax a baax boo xamante ne jëmal na koñ bi kanam ASC bi dina ci jariñu nit ñi fi dëkk ak yooyu noonu mu changer environnement bi ci changement bu doy waar waaw loolu daal laa xamoon ne moom mu ëppoon solo ci li ma bëggoon wax daal di wax DG yi ñu ngi koy remercier bu baax a baax waaw kay. asalaamaaleykum man la Palifa dëkk Dieuppeul 2 di ancien joueur Bourguiba dirigeant Bourguiba nekk trésorier wu jardin bu bees bi nga xam ne moom la ñu DG port bi jagleel may ñu ko waaw bon suñu kontaante nag mënuñu xam fu mu yem ñu ngi koy remercier parce que bu ko neexoon dem feneen tànn def fa terrain bi mais tànn na Dieuppeul 2 defal ñu ko ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko remercier waaw parce que lii ku la ko yéene rek moo la ko mën a defal DG port vraiment amuñu fayam ñu ngi koy ñaanal ndax lii jeunesse bi la ko defal sunu rakk yi ak sunu doom yi ñoo si bénéficié wu. waaw bu ñu jógee si loolu nag tam ñu ngi remercier riverains yi nga xam ne tamit nangul nañ ko DG bi pour mu defaral ñu terrain bi xanaa di ñaan rek ñu téye ko ci ñaari loxo ñun ñëpp àndandoo nekk benn téye ko juboo nekk benn liggéey jardin bi ba ñëpp gis ci seen bopp. parce que d'ailleurs boo xoolee recette lu ñu yaakaar ci recette yi maanaam social bi ak sécurité koñ bi ak ASC Bourguiba gis ci seen bopp daanaka ñett yooyu moom. boo ko téewee ci jardin bi rek ñëpp gis seen bopp muy sécurité ASC Bourguiba ak social bi waaw ñu ngi ñaan nag ñun ñëpp mag ñi ñaanal ñu rek ñu yeggale liggéey bi ci jàmm ak salaam. man la Baye Fall ñu naan ko Baye Fall bu DG c'est que ñun jeunesse bi bu ñu jëlee suñu bopp am kuñ ko jox moom daf ñu jàppee papa ñu doomoo ko parce que lii dafa daw yaram daal doo xam noo leen koy mën a expliquer sax pour ñu gën a comprendre. ku la defaral lii wóor na Serigne Saliou Mbacké man sama gëm-gëm boo génnee ci koñ bi rek nga gis lii mosoo ko woon gis après l'indépendance ba àdduna sosoo ba léegi nga génn rek yam ci boo laajtee buñ la nee ku def lii ñu ne la diw yow kooku lu mu laaj da nga ko war a jox kon ñun niñ ko koy joxee yàlla li muy def moom moo koy def Aboubacar Sadikh Bèye lu mu def ci commune Dieuppeul Derklé amul ku ko mën a def kenn mosu ko fee def lii loolu gox bi yëpp xam nañ ko. fii falu ñoo lay fal waxtu ma ak sama papa ñu naan ko Aboubacar Sadikh Bèye yàlla na fi yàgg te wér loolu rek lañ koy ñaanal. salaamaaleykum gaañi maa ngi nuyu ñëpp di siyaar kenn ku nekk sa tur ak sa sant di bég ci bés bi ndax bés bu rëy la boo xamante ne ku ñuy wax Aboubacar Sadikh Bèye le DG du port moo ñu ko jagleel muy suñu terrain jardin Dieuppeul 2 bi nga xamante ne moo ngi ci inauguration bi vraiment di ko rafetlu di ko ñaanal tamit mu yàgg fi te wér ndax lii ça fait des années yoo xam ne nit ñu nekk ñu ngi koy bëgg a def waaye jotul antu moom rek moo ñëw réaliser ko donc mu nekk geste boo xam geste bu rafet la vraiment ñu koy rafetlu daal di ko sant di ko gërëm waaw di wax ne nag instant yi moom kontaan nañ ndax macha allah génération bu nekk fi daje waaw te loolu c'est pas évident nga am ko waaw moom daal duppee nañ ko bés bi moom lépp mooy borom bés bi mooy c'est le meilleur waaw loolu laa mën a wax daal jaa ngeen jëf gars yi merci beaucoup. Allez, bonjour, bonsoir, salam alaikum. En fait, je m'appelle Famara Djibril Diédhiou. Orlando Aliou Cissé. Je suis né à Dieuppeul, grandi à Dieuppeul, un ancien joueur de l'ASC Bourguiba, comme tous les gens qui sont là, et les gosses, les enfants et tout. Ok, donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay yi ñëpp ci terrain bi bon lii nag c'est une bonne initiative. Vu qu'on n'a pas de terrain, on avait un terrain de foot sablonneux.
Mais par la grâce de Dieu, on a eu la chance d'avoir le DG qui nous a permis d'avoir un terrain synthétique gazonné. Donc nous lui remercions. Nous sommes santé de gërëm xam nga di ko ñaanal xam nga une longue vie santé de fer et tout poste bu mu nekk yàlla gën ci moom xam nga waaw ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi leen sant ñëpp waaw mention spéciale à tous les gars les Salam les Momar Diop tous ceux qui sont sympathisants du DG du port alhamdulilah ka jërëjëf sant nañu gërëm nañu. Voilà, bonjour, Pape Sambassine. Je suis le président du comité de gestion du stade du terrain synthétique de Dieuppeul 2. Voilà, en fait, on a commencé les festivités ce matin par un tournoi Khalaï. Donc on a joué plusieurs matchs. Finalement, en fait, donc, les équipes qui ont joué les finales, 5 la ñu dem. Donc on leur a proposé des prix par rapport aux matchs qu'ils ont joué. Chacun a pu avoir au moins un ballon de football. Donc comme le maire, en fait le DG bëggoon. Donc voilà, donc on a magnifié les enfants franchement ce matin pour que au moins DG mën a gis ne terrain bii nga xam ne vraiment defar na ko mu nekk loo xam ne nii fu xale yi la d'abord. Donc on a commencé par les enfants. En ce moment il y a un match avec les vétérans de ASC Bourguiba ak cadets yi. Donc un match qui est en train de se dérouler. Loolu tamit c'était pour vous magnifier l'ASC Bourguiba boo xam ne ni moo tam occupé terrain bi fii. Donc plus tard à 15h 16h il y aura les festivités, donc accueil du DG du port, accueil des personnalités, donc des discours et finalement donc un match de football entre les vétérans de la commune avec les vétérans de l'ASC Bourguiba. Donc certainement on reviendra plus amplement sur les détails de cet événement. Et donc je vous remercie pour un peu plus tard. Merci beaucoup.